maire ba yaatu na moo gën a rëy centre handicapé waaye moom it teg tànkam fi président de la république teg tànkam moo di jox cër les personnes handicapées mu ni kenn du wàcce bagage yi fenn fudul si centre handicapé cérémonie kenn du ko defee fenn fudul si centre handicapé kon duñ def dara lu di remercier le maire de la ville de Thiès monsieur Talla Sylla di ñaan yàlla suñu borom bi defal ko yokkute te lépp lu mu am yéene si biir Thiès yàlla suñu borom defal ko lu raw njortam maa ngi leen di remercier yéen ñëpp di jégalu si kàddu yi. démb jataay bu mel ni amoon na waaye concerné woon commune Thiès Est soo gisee dajale wuñ ko def ko benn xëy na bu ñu defoon benn mooy gën a yomb ci ñun ñii di organiser waaye suñ ko defoon day am dajaloo boo xam ne du dëppoo ak li nga xam ne mooy digle yi am tàmbale ko ci président de la république jaar ci ministère de la santé te jaar ci kilifa yëpp looloo waral ñu def ko par commune donte lépp ci benn barab bii lañ koy def. commission bi nag ñi ko fi teewal ci jataayu tey bi Mamadou Fall mais la présidente Yacine mi Lamine Ngom mi ak honorable Maymouna Sène ak man mi ñoo fi toogal tey jii commission boobu am na ñeneen ñu ci bokk mais ñooñu dañ ñoo doyloo ne nañu leen teewal ñenn ci ñoom teewal nañu ci jataayu démb bi ñu santoon ñu nag ñu am ñu yëgaloon ci ñooñu ñu waroon a yëgal am na ñoo xam ne ñi ngi fi teewal seen bopp. ngeen xam ne li ñu jublu woon ci jataay bi madame la ministre lii la mooy fexe ba ki nga xam ne mooy joxe na mu ko bëggee ñu defee ko noonu kon dinaa wax léegi Lamine ci turu commission bi mu wax li ñuy joxe lan la comme ça ñëpp xam ginnaaw loolu ñu def remise symbolique suñ defee remise symbolique ba pare madame la ministre boobaa danañu jox kàddu kenn ci bénéficiaires yi mu wax ci seen tur yow itam boobaa nga wax ñu tëj parce que mbir mi loolu rek la ka koy joxe lim ci jublu mooy ña ko war a jot ko léegi méthode bi ñu ko defee nii la bi commission ba dajee dañoo gis ne am na fi association yoo xam ne handicapés yi ci lañ ne association yooyu am na quota boo xam ne directement ci ñoom la jëm bu ko defee ñoom dinañu organiser wu autour de la présidente Yacine association yu bëri la nag ñoom ñu yëpp a ngi fi woon dem léegi ñoom danañu organiser wu pour seet kenn ku ca nekk la nga ca war a jot nga jot ko ñu wëlbati ko responsable bu nekk ñu ni la su dee am na bénéficiaire boo xalaat wala yoo xalaat yu war a mën a jot ca loolu nga tudd leen bu ko defee ñooña ñu mën a fexe ba ñu jot ci léegi tey jii boo gisee indiwuñu ay bénéficiaire fii ci jataay bi lenn rek la mooy bañ dajaloo bu ko defee suñu complété liste yi bu fekkee am na koo xam ne joxewul woon fii ci jataay bi balaa ñu fi jógee dina mën a joxe turu ka mu bëgg ñu bind ko bu boobaa on va s'organiser pour que kenn ku nekk la nga xam ne moom la ñu bëgg nga jot ko ñu fexe mu àgg ci yow bu ko defee à la fin des opérations Fondation Servir le Sénégal dinañ leen jox rapport boo xam ne képp ku jot dinañu xam kan la dinañu xam fan la nekk ak kan moo ko proposé ba ñoom suñu ko bëggee jotal seen bopp pour vérifier ñu mën ko def loolu daal mooy sababu li ñu leen woowee fii mu dëppoo ak li ñu woote woon démb ak dëppoo tamit ak li nga xam ne moom la ñu war a wootee pour suba parce que suba ouest lay concerné pour ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ouest li daal madame la ministre ak honorable yéen ñëpp doyen Ousseynou donc loolu lañ nekkoon démb rek moom lañ nekkoon tuddoon naa léegi Samba Ndiaye agsi na kon ma daal di jox sëñ Lamine nga présenté li nga xam ne moom la fondation bi yónnee waa ville de Thiès bu boobaa nit ñi kenn ku ci nekk xam. ñi ngi sant di gërëm madame la première dame madame Marième Faye Sall jiite fondation Servir le Sénégal. Fondation Servir le Sénégal nag bi nga xam ne madame la première dame moo ko jiite am na ay ndimbal yu mu jagleeloon ñi nga xam ne dañ leen di woowee ay personnes du troisième âge muy mag ñi nga xam ne ñooy les personnes âgées ak ñi nga xam ne mooy ñi nga xam les personnes à mobilité réduite mooy handicapés yi. madame la première dame madame Faye Sall joxoon leen 200 fauteuils roulants
yoo xam ne ñi ngi nii ay échantillon lañ teg nii mais li ci des ñu ngi stocké ci biir joxe woon aussi 200 déambulateurs joxe woon aussi 200 seaux buy mooy seaux yi ñu toog nii nga xam ne pour mag ñi la mu am ay ferñeent ci nekk yoo xam ne dina baax lool ñu koy jëfandikoo joxe woon aussi 200 chaises hygiéniques mooy fauteuil yee nekk ci wetu seaux yi joxe woon aussi 100 couches mi ngi nekk nii joxe woon 5 tensiomètres yi nga xam ne pour yaakaar naa ni personnes yi nga xam ne ñoo yore yenn feebar yu mel ni AVC yooyu la su ma jumul monsieur le maire defe naa ni lim bi lii la woon ci turu commission bi ñi ngi gërëm encore une fois madame la première dame Marième Faye Sall di ko ñaanal di ñaanal fondation Servir le Sénégal seen yéene bi ñu am ci askan bi ak fi ñu bëgg a yeggale Sénégal yàlla leen ci suñu borom kàttanal defal leen lu kawe seen njort ba askan bi yëpp mën ci gis seen njëriñ. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di nuyu soxna si nga xam ne moom mooy responsable bi nekk ci bërëb bi ñuy amalee cérémonie bi di nuyu monsieur le maire di nuyu honorable député ak madame le ministre Ndeye Ramatoulaye Gueye ak ñi fi teew ñëpp may remercier aussi la première dame di ko xamal ne ko acte yu mel nii du ñu ne guléet parce que organisé woon na fi benn consultation gratuite boo xam ne population thiessoise yi la ko defaloon man mii taxaw di wax ak yéen j'étais bénéficiaire parce que bi mu duggee ci famille religieuse yi duggoon nañ kër maam El Hadj Amadou Baro dugg Kawsara ci kër Chérif Assane yóbbu fa ay nit ñu bénéficier wu ci ay soins en Tunisie ci benn clinique boo xam ne nii vraiment xaalis bu bari la yëkkati woon pour ñu dem man mii di wax ak yéen sama yaay demoon na man maa ko accompagné woon et tant d'autres donc lii su ko defee tey du ñu ni guléet ci moom parce que nag vraiment ni nga xamee ni nii borom këram population yi rek ñoo ko yitteel loolu aussi ci lay dox ñu ngi koy remercier di ko gërëm di ko sant di ko xamal ni ko kuy jàppale handicapé di jàppale jigéen di jàppale mag yàlla ngay jàppale kon yàlla na ko yàlla defal jàmm en tout cas pour bañ a guddal ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko remercier di ko xamal ni ko elle est habituée des faits te tamit loolu lañ ko xamee te mi ngi ciy dox. sant yàlla nag bu baax a baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu délégation bi nga xam ne mooy délégation fondation Servir le Sénégal madame le ministre jiite ko ñu koy nuyu di ko def wàccuwaay ba ma gisee maa awa toog di sama goro sama jabaru mag laa xam ni fa tabarakallah teew na kon ñu ngi lay nuyu di la ziyaare bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay bu loolu weesoo fondation Servir le Sénégal mënuñu koo fay kuy wax te yàlla tax xam ni première dame moom li muy def mooy mu ngi jàppale borom këram tubaab day faral di wax naan derrière chaque grand homme il y a une grande dame mais man dama naan à côté de chaque homme il y a une grande dame te je crois que madame Marième Faye Sall en est la parfaite illustration tey booy xool ci Sénégal c'est la première dame xaw ma ndax dégg ngeen fi may waxee c'est la première des premières dames pour être encore plus clair wax dëgg yàlla elle incarne les vertus sénégalaises ba mu ñëwee palais xam nañ ni palais gi kat ki fi ñëw doomu Sénégal la xam nañ ni palais bi ki fi ñëw c'est une dame une femme sénégalaise vraiment mu jàppale jëkkëram nag kon tey geste bi mu def jàppale ñi nga xam ne ñooy way laago yi wax nañ ko sànq jàppale ñi nga xam ne ñooy mag ñi jàppale couche sociale yi nga xam ne ñoo gën a démunis te ñu bokk ci société bi loolu bu ko defee defal ko waa Thiès ñun la ko defal moo tax bala may continuer damay taxaw remercier les responsables qui sont là je crois que aujourd'hui c'est un grand jour un jour d'unité un jour de vérité un jour social un jour de pardon un jour de compréhension mais aussi un jour de développement ma gestu gis le maire de la commune muy Talla Sylla un battant un homme qui se bat nuit et jour pour le développement de sa ville et qui essaie de traduire à chaque instant la vision du président Macky Sall kon bu taxawee tey woo waa zone nord ma gestu gis leen
madame le ministre teew ma xool gis responsable yi xool gis François xool gis monsieur Niass xool gis Modou Fall xool gis Habib Niang xool gis Mayekor xool sama jigéen ñi ñoom Dieng ñoom Maguette ñoom ñëpp ñëw teew booloo bokk day bokk baay pour jël lii vraiment du ñu wax rek lu sant yàlla ñu ñaan lii yàlla na ko yàlla saxal en tout cas bu ngeen demee ne leen première dame Thiès ak li ko wër seen xol sedd na bég nañu parce que gis nañu li muy def lu ne da koy dégg lu ne dañuy wax te jamono ji dafa toll foo xam ne tey fake news dafa bëri fu waay toll bind lu la neex fu waay toll wax lu la neex nit ñi réglé tuñu nit ñi nekkatuñu ay nit façon nit yoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee di sos di wax lu leen neex mais alhamdulilahi rabbil alamin ba ki ñuy waxal tallu leen faalewu leen elle est à côté de son mari elle l'appuie elle l'aide elle le soutient à travers son organisation muy la fondation Servir le Sénégal dama ne Servir le Sénégal sert le Sénégal mais ne sert pas du Sénégal kon Marième Faye Sall au nom du maire Talla Sylla au nom des responsables que je viens de citer tantôt ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm gu amul àpp tey jii lii ñuy joxe koo fi gis muy responsable am na ko ñam koo xam ne soxla na ko kon lii dara gënu koo fort kontaan nañu suñu xol sedd na en tout cas ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla bàyyi borom këram président Macky Sall mi nga xam ne mooy borom këram fi mu bëgg a àggale réew mi yàlla na ko yàlla mottali xam ngeen ni jamono ji ñu nekk il est le général de ce grand combat que tous nous sommes en train de mener contre cette maladie imprévisible muy le coronavirus tey jii am na fi ñoo xam ne gëmuñu ko boo waxee ñu ne feebar bi amul c'est des blagues man je suis un artiste comédien hormis leneen je suis un artiste comédien hormis d'être le porte-parole du DG du PCR de la LONASE je suis un artiste comédien mais dama da ngay ñëw di wax ak nit mu naan la feebar bi amul nga ñëw dajeeg Gilbert mu ne la barkeb sëñ bi amul nga ñëw dajeeg keneen mu naan la ay complot la dañu koo jël indi ko pour lekk xaalis di wut xaalis mais dama ne soyons raisonnables nañ nekk ay nit nañu dox ak suñu xel nañu xalaat ak suñu xel xam ni lii indi na ay problème ay catastrophes yoo xam ne kenn xamul nu mu toll que chaque Sénégalais se lève que ñu ànd jàppale le général Macky Sall dans ce combat qu'il est en train de livrer di ko xeex contre corona na nit ñi sol seen i masques portez vos masques comme vous le faites comme je le fais comme nous tous nous le faisons pour éradiquer cette maladie loolu mooy dëgg corona baaxul yàlla na ci yàlla musal yàlla na ci yàlla musal tey jii bu ñu doon campagne corona je suis prêt avec la fondation Servir le Sénégal à porter ma tenue artistique pour livrer un combat à travers le Sénégal contre ce corona-là qui nous empêche de dormir je suis prêt donc loolu daal moo doon message bi de remerciement jëmale ko ci Adja Marième Faye Sall di ko sant di ko gërëm di jox nag kàddu gi suñu jigéen suñu xarit di doomi Thiès dëkk ci dëkk bi président am ci moom kóolute Adja Marième Faye am ci moom kóolute dénk ko li mu ko dénk moom lay jox kàddu gi may ñaan ñu may ko loxo bu baax a baax ndax El Hadji Gueye madame la ministre vous avez la parole. don bi nga xamante ni fondation Servir le Sénégal bi nga xam ni première dame madame Marième Faye Sall moo ko jiite moo indi ay don pour jox ko sunu mag ñi pour jox ko waaye laago yi donc ñu taxaw ñu nekk fi tey pour recevoir matériel bi lii c'est à titre symbolique matériel bi yëpp mu ngi ci biir je crois qu'il est composé de 200 chaises roulantes de 200 déambulateurs de 100 couches de 5 tensiomètres et des boîtes de nutriments donc loolu ak chaise hygiénique donc loolu la première dame jox waa Thiès yi ñu ngi ko ci gërëm di ko sant di wax ni aussi lii du guléet ku ko xam ni day daw ci social day daw ci nit ñi mu ngi seet nit ñi lu ñu gën a soxla muy daw di ci topp gën a cëral nag mag ñi ak ñi nga xamante ni dañu am laago donc ñu ngi ko ci gërëm di ko sant di wax ko ni di ko wax ni aussi niñ fi réunir nii tey ñun waa zone nord moom daf ñu jox benn exemple ñun dañu war a topp ci ginnaaw réunir nañ fi tey pour ñu joxe don ni ñu fi nekkee ñun ñëpp àndandoo nekk benn moom moo war a nekk suñu quotidien bés bu nekk responsable APR yi ak mouvance présidentielle dañu war a nekk benn booloo di xàccandoo di dóorandoo loolu moo ñuy may doole et pour dimbale aussi première dame au-delà première dame dimbale président de la république dañu am unité sunu biir et lii mu ñu wan montré nañu la voie pour ñu assister population yi pour ñu xam lan la ñu bëgg
li ñu bëgg ñu ciy taxaw di daw di faj seen aajo. donc loolu moo ñu fi réunir tey maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni lii duguleet te du nekk la dernière fois aussi dinañu réuniraat bi première dame moo ko def ñun au niveau de zone nord dinañu xool def ñun tam lu ñu accompagner population yi yeneen zones yi aussi def noonu ba ñu dem ba APR nekk benn takk di dóorandoo di xàccandoo di defaloo lépp. commission boobu moo liggéeyoo woon noonu jàpp ne li gën moo ñu def ko par commune mu amoon ay liste yoo xam ne yoroon nañ leen kenn ku ci nekk man ñu chargé ma woo la liste yooyu amu ci ku ci nekk te woowuma la kenn daal laa xam ne moom démb ak tey jotuma ko muy Ibrahima War léegi nag képp koo xam ne jot naa la wax naa la tamit ne su fekkee am na koo jàpp ne am na soxla ci don yi nga yëglu moo xam nga yónnee ma ko man moo xam nga fexe ba kenn ci waa commission bi yëg ko wala soo amul seeni coordonnées xamal ni barab bi comme en permanence ñii ñu dalal ñoom ñi ngi fi te bokk nañ ci commission bi ñoom soo dikkee dinañu jël information yi objectif bi mooy ñu fexe ba don yi ni mu commencé ba fa mu yem ñi ko yeeyoo rek ñoo koy jox waaw l'essentiel mooy ku ko yeeyoo nañ ko jox même bu ñu nee jaar nañu ci ay responsable maanaam Lamine mi koñ ba mu dëkk bu fekkee ne dafa am koo xam ne bokkul ak moom gis-gisu politique te mu soxla ko nag ko jox loolu mooy première dame loolu ko yëkkati maanaam deful pour jox ay waa APR wala ay waa Benno dafa ni nit ki booy jaar da ngay jaar ci ñi nga xam comme ñooñu njabootam lañ mu xam leen mu ne damay jaar ci yéen ngir ngeen jotal ma waa Thiès ña ko fa soxla tey am na noo xam ne su fekkoon ne rek bugg ci woon jox cër nit ñi day ñëw rek jox ko waa mairie jël liste ya mu yor séddale ko man mi tamit bëgguma woon doxale noonu damaa jàpp ne nii nu ko defee nii ñun aussi bu ñu comprendre esprit bi noonu lañ koy doxalee kenn ku ci nekk ca gox ba ku ci nekk koñ ba nga ne du ñàkk nga xam fa nit koo xam ne yeyoon na ko soxla nag léegi nag booy tànn nit ko yow bu ko tànn sur une base politique bu ko tànnee ci beneen anam lu dul nit ku ko soxla la parce que bu fekkoon ne daf ko bëggee woon doxee woon neneen je pense que buy egsi fi day fekk bu ci nekk ñu étiqueté ko def ci benn turu nit jox ko kenn du ko yëg te du jar cérémonie kenn du ko jébaane suñ ko jébaane c'est pour ñu xam ne fondation bi am na lu mu def jagleel ko waa population Thiès ñi ko soxla ñooñu ko soxla nag dafa wax ni compté na ci yéen ñi nga xam ne yéen ay responsable yu mu xam ngir gox ya ngeen dëkk ngeen seet fa ñoo xam ne war nañ koo yeyoo ñu mën a fexe ba mu àgg ca ñoom ak fu ñu mën ci bokk nag ci wàllu politique loolu mooy message bi loolu lañ fi doon waxtaane pour ñi nga xam ne dañoo egsi fekk xëy na loolu jiitu moom bu ma ko bamtuwaatee ñoom dina leen permettre ñu xam li nga xam ne moo ñu fi dajale woon tey ji cérémonie nag comme jamono bi ñu nekk dafa mayul muy yàgg ndax contexte bi mayewu ko li ñuy def tamit mayewu ko ndax wax bu bëree day génne asaka waaye mun ñu fi daje jamais te waxuñu ci mbas mi yéen ñëpp xam ngeen ni jeexul kon lépp lu ñuy góorgóorlu woon dañ ko war a yokk tey jii ci waxtu wi j'étais censé nekk dalal ministre des sports ak ministre de la santé pour lancement wu campagne u nawetaan Covid soo gisee sax col gi madame le ministre maanaam loolu rek a tax ma def ko waaw nawetaan Covid ren ji moom football amul dañoo bëgg équipe bu ne ca gox ba nga ne nga xam ne match yi moom mooy sensibilisation waxoon naa leen fii ne leen xalaat bi xalaatu sociologue ji bi jaxatee la dëkk fii ci Thiès ñun ñu lawal ko mooy fexe ba nga xam ne tey bu ñu amee ñoo xam dinañ jóg di contrôler koñ bu ñu dugg saa ñu daje ko takkul mas ñu noté suñ dajee ñu tàncaloo ñu daje ñu noté ku ñu dajee grand place ñu noté bu ñu dajee ñu football ñu noté bu ko defee ñu xam ne koñ bi moom nangami point ñàkk na ko waaw léegi suñu nee ba ca fin ba ñu seet ban koñ moo gañe léegi nawetaan Covid moo loolu boobu moo am ren
léegi bu ko defee nit ñi xam ne sensibilisation bi comme sébu dañ ne sébu bu tëye tàkk wet gu ne lañ koy uppee wet googu tamit ci uppin yi la donc loola mooy waral ñooñu ñu waral leen a dalal moo waral it xam naa ni ñëpp xam nañ ni asamaan si ni mu tëddee waaye nag comme suñu rôle moom en tant que maire dëkk mooy bu ministre dee ñëw ñu dalal ko loola it ak nu mu mënti demee rek fekk mi ngi ñëw moom ñun danañ dem dalal ko incha allah dalal ko ci seen tur te lañ ca jublu rek mooy li ma leen wax ni di ñaan yàlla sàmm leen defal leen tawféex ñi nga xam ne jotoon nañu joxe ay bénéficiaires yooyu mi ngi ci liste bi danañ jël contact ak ñoom seet ni ñuy def ba bénéficiaires yooyu jot ca ñi nga xam ne jotuñu woon a joxe te ñu am ñu xam nañu fexe ba rapproché wu ci ñi ma leen tuddal nii pour ñu am liste yooyu bu ko defee le plus rapidement possible ñu organiser wu pour que matériaux yooyu mu àgg ca ñam war a àgg voilà loolu la yàlla sàmm leen defal leen tawfeex